war a féetee jigéen fenn fi mooy xel bi nga ko ëpp xel ak pexe nag bokkul inna kayda kunna maam Abdou ne woon inna kayda kumba pexe ak xel bokkul mën ngeen pexe loolu waaye seen xel nag daa xaw a kii na ngeen ma jéggal donc loolu nga ni mën nañu pexe lool waaye léeg-léeg xel bi dafay xaw a gauche léeg-léeg góor ñi devoir la ci góor boo amee ay soxna ngay waxtaan ak ñoom di leen dellu si delloosi bi mooy ñu xam ne li ngeen bokk muy man góor warul mën a am problème buñ ko tegee ci yoon c'est important beneen bi mooy su fekkee mënoo wax dëgg bu dugg ci polygamie bu dee mënoo wax dëgg doo nekkoo waxkatu dëgg bu dugg ci polygamie c'est important li may wax beneen bi Sophie fu may jeexale mooy su fekkee amoo mat su fekkee amoo matu te loolu yëpp dañ ko war a boole. non déglu ma rek su fekkee amoo matu te foofu laay daanalee su fekkee amoo matu jël sëy bi gérer ko gérer ko bul dugg ci polygamie lu tax loolu je m'explique sëy boo xam ne da ngay takk aawo ñaareel nga am sa rakk bu jigéen bu nga xam ne yaa ngi ko bàyyi seetaan ko ba mu am fu mu far bëgg a tas sa kër nga di ko seetaan yow ku góor gi te nga am responsabilité wu ak matuk tey ba jël sa li nga séq ak sa ay soxna téye ko gérer ko sa loxo keneen ku ci bëgg dugg te waxoo ci mënoo cee wax lu dul jàmm ak salaam ba ñoom ñaar ñu boole nga këccet ko ci yii dafa am solo ci ak yeneen xajul ci jotaay bi moo tax ma bëggoon a ñëw li ma bëggoon daanele mooy xaaral non Mouhamed dañ lay poser question nag mënoo noonu di sarale li di journal wuy ma pourtant li may wax journal moo ko de ak a tegu te kenn du ko dindi dama lay laaj xam nga da nga ne waaw ñëwul da nga ne soo ponk yi nga wax nii yëpp waaw dama cee jukki bëri na waaw defal nànk rek ponk yi nga jot a wax nii yëpp da nga ne góor bu ko amul bu mu dugg ci polygamie man ñoom laay woo waaw góor waaw loolu laa dama ne góor bu ko amul bu mu dugg ci polygamie parce que du ko fekkee nekkul ci yow bu ko jéem waaw loolu laa wax loolu nga ko dëppee waaw léegi nag loolu nga wax noonu yëpp gaw ma ni non loolu yaa ngi lay jugé non jugement la xaaral ma yeggale li nga waaw ñëwul defal nag góor bu am aawa ñaareel ñetteel ñeenteel wala nga am ñaareel wala nga am ñett nga ni doo jeng c'est-à-dire doo gën a bëgg kii bàyyi kële doo gën a defal kii bàyyi kële parce que jeng defe naa ci ay comportement la ci li ngay defal kii li ngay defal kële est-ce que loolu dina facile pour góor nga def loolu est-ce que loolu dina facile ngeen jeng moo leen sonal da nga ko lim moo tax ma wax ko. non jeng góor jeng jigéen jeng na ci kii ak kii. non da nga ko lim waaw c'est ça en fait c'est ça que je dis. loolu laay wax aujourd'hui li ma wax dafa leer. su fekkee mënoo yamale je l'ai dit je l'ai énuméré. su fekkee yamale googu mënoo ko bu ko jéem. li may wax nii dafa am ñu ma bëgg a waxal mooy am na ñu nga xamante ne ni am nañu fulla ak matuk ak itam suñu borom am ndimbaliku yàlla bu nga xamante ni mën nañu gérer lii yëpp. te mi ngi ci ñoom di gérer seen soxla kenn déggul leen beneen constat bi ma def nag pour ma daaneel foofu Sophie mooy jigéen bi bañ wujj tey waaw pour rejoindre li Prospère doon wax sànq dafa xaw nag lu mel ni ku lu xaw a égoïste parce que kat vous n'êtes pas sans savoir que jigéen tey mi ngi remuer ciel et terre di dugg ci sëriñ di fay ay millions pour ut borom kër mënu koo am parce que am na ci wet gi ñenn ci moroomu jigéen ñi ne ñoom bëgguñu wujj kon bëgguñu seen morom naataangu jigéen dugg mais nag fi sama xel dalee te fa laay daaralee pour ñëwaat mooy nekkoon na fi Prospère mode ak tendance bu njëkk ba aawo boo nekkul woon aawo dew nekkoo woon dara maanaam boo tolloon ci sëy ñu lay woowee kii de aawo buuru këram la nekkoo ci dara mbay waaye nag xam nga la moo gën a neex tey xaaral ma daaneel foofu xam la moo gën a neex tey mooy léegi tendance la ak mot ñaareel xaritu jëkkëram yaa fi doon joxe sànq ay pourcentage tey jëlal sa micro Safi jëlal sa micro trottoir nga wër jigéen ñi laaj leen lu ñu bëgg a doon Safi bëgg naa xola li lay pour te dire que ne loolu dama cee sant yàlla su ma nekkee sama buuru kër te nekkuma sama xaritu jëkkër non maa ngi ñëw loolu dama cee sant yàlla Prospère léegi tendance la macha allah jigéen ñi bëgg nañu doon ñaareel
d'accord bu njëkk ba aawo lañ doon wax ne boo nekkul aawo moom nekkoo dara ko doon ñaanlu sax danaa ne ñaanal ma man doon aawo waaye léegi jigéen boo ci wax macha allah mu ne man de bëgg naa doon li ngay wax mënu ma ko li may wax mënoo koo dindi bën waa loolu moo fi am c'est que nag yow sa maanaam li la père di wax mi ngi bëgg a ñëw parce que bën waa léegi da ngay gëj Sénégal boo defee sondage loolu ngay gis bën waa léegi da ngay gëj Sénégal waaye loolu fi xew non gëjuma Sénégal j'habite ici pros loolu xew fi loolu kenn mënu koo dindi tendance bi léegi ak mode bi non waxal société bi moo jël si xelu góor yi di wax góor dañu kaa ayeloo góor dañu kaa ayeloo ci ma ñëw ci Gabriel ñu doon la kàddu gi dégg nga li nit ñi ñu ci bëri wax par rapport ak polygamie ñu bàyyee la ko Aïcha ñu bàyyee la kàddu gi Ouais, Sophia, les avis sont un peu ku nekk mi ngi wax sa xalaat par rapport ak diine bi man damay xaw a sori diine bi parce qu'on a dit beaucoup de choses yoo xamante ne nii te ñu ma ci ëpp xam-xam ñoom mën nañ ci wax côté boobu mais man côté socialement lay waxee mi ngi wax léegi la tendance c'est ne jigéen ñi ñaareel xaritu jëkkëram mais loolu c'est une stratégie d'infantilisation des femmes. non waxuma ñaareel xaritu jëkkër bi. yegguma ci xaritu jëkkër ji. non mais même dama ne léegi mode ak tendance seetlu la. exactement léegi jigéen boo fi tàllal micro loo bëgg doon dañ lay wax man de bëgg loolu moo fi am soxna si. waaw même ci ay ñaareelu xaritu yow ay juge bi ay kii la. may ma ñëw dama ne ñaareel. non tey jigéen ñi bëgg nañ koo doon bokk. non non waaw d'accord nañu bàyyi Gabriel s'il vous plaît mu continuer Mouhamed. waaw dama may ma continuer s'il te plaît. si allez-y. merci dama ne. li mu wax noonu ne jigéen ñi dañuy bëgg ci gis-gisam jigéen ñi dañuy bëgg nekk ñaareel parce que dañ ciy toppal ñaareel xaritu jëkkëram loolu dëgg la nit ñi dañu naan ñaareel xaritu jëkkëram même nit ñi bu ñuy way ci chanson yi da ngay dégg loolu mais loolu ça fait une décennie ñu ngi koy def ci bopp jigéen ñi parce que góor ñi ñoom la ñu war a yëkkati ci kaw ñun ñu nekk ci suuf di crêper suñu chignon di yëkkati lu ñu xam ak lu ñu mënul topp seen ginnaaw ñun ñuy daw c'est une stratégie d'infantiliser jigéen ñi léegi nit ñi ku nekkul ñaareel bokkoo léegi na xale jigéen ñi def seen bopp bu ñu nekkul ñaareel nekkuñu dara léegi na ñëpp dem sàccu jëkkëru jàmbur yi nekk ñaareel looloo xew looloo ñëf ci dëkk bi mais il faut mettre aussi autre chose dans la tête des gens mën nga nekk aawo ñaareel ñetteel selon yow li nga dund na fekk ne yow yaa ngi ci gis sa bopp ki ngay sëyal tamit mu gis ci boppam mais tendance bi ñuy créer ak stratégie bi nga xamante ni dañuy indi jigéen ñi ñiy wujjee loolu góor ñi day mel ni daf leen di neex jigéen ñi di wujjee pour ñoom mën a yëkkati seen virilité vous n'allez pas retrouver votre virilité dans les combats des femmes c'est pas en opposant les femmes que vous allez rehausser votre virilité ça góor ñi tendance boobu moo xew jigéen ñi il faut que ñu xëccoo fii nga ñëw ci digg bi ne man la ñuy xëccoo dugg na fii génn fii dafa jafe aka yomb xaalis jafe na ci dëkk bi liggéey jafe na ci dëkk bi mais góor jafewul ci dëkk jëkkër laa wax waxuma góor déedéet góor ak jëkkër yëpp benn la mooy jëkkër tu n'as rien compris toi góor mooy jëkkër waaye c'est toi qui n'as rien compris c'est toi qui n'as rien compris jëkkër dafa jafe de aka jafe looloo gën a yomb ci dëkk bi ngay ñaanlu pour am jëkkër waaye kenn du ñaanlu pour am jabar Gabriel nga ne lan moo yomb ci dëkk bi nga ne góor ñaanul pour am jabar. yow bàyyi ma jigéen mooy ñaanlu pour am jëkkër. góor ñaanul pour am jabar. non. à la fin yow mi yàgg Sénégal. lu leer maa ngi Sénégal. jigéen mooy ñaanlu pour am jëkkër. loolu nga yaakaar rek. mooy yéen. man bu ma neexee am 4 jabar balaa. loolu nga yaakaar. loolu nga yaakaar yow. loolu nga yaakaar. bu ma neexee am 4 jabar balaa ñu ori. góor yi rek waaw sëriñ pour ñaanlu la pour ñaanlu ñooy def ñooy suul sànni ay kànnaar ci géej gi. maa ngi ñëwaat dañ ciy teg incha allah bu ma neexee yow boo ma ne yow boo ne mu egg yàlla la neex yow ma neexee balaa koor bi di jeex yow dama moom sa bakken moom sax yow sa bakken gii nga ne Gabriel Prospère nee na moom bu ko neexee tey balaa koor gi jeex mu am 4 jabar te jigéen mënu feene su ma neexee ko fekkee wee bu subaa ma sëy maa fekkee wee maa la wax lii bindal nga denc yow sa bakken boobu sax moom dégguma bakken bii sax moom ak temps de parole am s'il vous plaît su ko neexee suba mu am soxna maa ngi gëstuwaat kii man lay wër bàyyi ko sànq ba tey man lay wër bàyyi ko noonu man lay wër sànq ba tey moom xam nga bu ma nee góor ak jëkkër c'est la même chose non non mais may ma ñëw góor ak jëkkër du benn de mais permets-moi de finir nag il faut ñu gindi leen waaw doo bàyyi ma pare kii dafa raakaaju allez-y bu ko dal allez-y wala xëy na moo yëngat sa bopp kaa ñu jàkkaarloo bu dee maag yow wax amul problème daw ma face to face amul benn problème
déglu ma wax la. dañ leen bàyyi ñu gérer ñoom ñaar s'il vous plaît. Gabriel borom kër yombul avant nga am jëkkër. waaw. il faut nga labat ndaw si nag yow tamit sëñ bi. dëgg la xam nga li ma la wax. waaw dëkk bii. waaw. liggéey jafe na fi. xaalis jafe na fi. waaye góor jafewu fi. góor jafewu fi jëkkër fi jafe. déglu ma rek déglu ma may ma ñëw. góor jafewu fi jëkkër fi jafe. waaw soo ma mayul ma yeggali. di yuuxu du ma mën a yeggali. li may wax danga may xaw a déconcentré. xam naa loolu ngay wër mais c'est pas la peine aussi. ok vas-y. lenn mooy stratégique c'est que li ngeen di wax ne jigéen ñi il faut que ñu sëyi. il ne faut pas aussi ngeen def ci bopp jigéen ñi suñu objectif principal mooy sëyi. gis nga sëy mën na am nit mën na ko yàlla da koy tudd ci nit mu am mu ñàkk am ce n'est pas l'objectif d'une vie. il faut arrêter ngeen di limiter la dignité d'une femme au mariage. une femme peut ne pas être une femme mariée et être digne. dëgg la yéen li ngeen di def ni yëpp discrimination à l'endroit des femmes. il faut que vous arrêtiez vous les hommes la plupart des hommes de ce pays de nous faire perdre notre dignité parce qu'on n'est pas des femmes mariées. gis nga jigéen dina ñàkk bu fekkee da ngeen bëgg moo ko ci wolof parce que dama xaw a commencé tàng kii moo tax góor ñi dañuy wax ne jigéen bu baax ci sëy la société bi duñu wax ne jigéen ju baax ci ni mu yaree ay doomam lañ da ngay dégg sax ñu naan léeg-léeg diw ndeyam a ko liggéey sa ndey moo sonnoon sa kër bàyyi mais dafa am loo xamante ne ni société bi mi ngi ñu koy commencé wan y a personne qui ne se construit dans la souffrance nit du màgg ci métit. On ne se construit pas dans la violence on ne se construit pas dans la souffrance donc na jigéen toog di muñ métit bu ñëw ñu ñëw teg ko parce que ci loolu la ñuy mesurer dignité am loolu du dëgg loolu dina santaanewuñu ko góor ñi ñoo bëgg a teg une stratégie d'infantilisation di ñu remanier di ñu teg ci suuf il faut que souffrance bi ngeen accepte ko pour seeni doom suba il faut que lii jigéen ji nga xam ne dafa nekk ci coono loo koy digal xaaral ma ñëw papa kenn tegu ko gis nga fii yàlla tegul kenn lu mu mënul. man koy digal jigéen jooju. waaw déglu ma wax la même ma ñëw yàlla tegul kenn lu mu mënul. man doomu aadama muy góor muy jigéen doo ma teg lu ma dul nangu. boo ma takkee. nga nar ma teg loo xam ne sama papa bi ma jur moo xam ne yow gënoo ko man góor si dëkk bi ci àdduna bi sama papa moo gën. d'accord beneen góor du jóge fële. waaw ma jël santam. waaw. ma jël sama sant papa teg fële jël santam. mu ñëw jël di ma teg métit du ma ko nangul ci àdduna xalaatuma ko. nga ñëw tuuti ci polygamie bi dëkk bi toll ak fi àdduna bi toll ma toog góor di ma fitnaal xalaatuma ko maanaam coono rek amul lum la jox léppam matul non sëñ bi xam nga loolu beneen maa ngi wax stratégie d'infantilisation gis nga jigéen bu la bëggee day liggéey jox la bu ma la noboon tey nga xam billaahi bu ma la noboon nga xam papa bul xam nu may def ak ñi ma nob de man de bu ma la noboon nga xam bul xam nu may def ak ñi ma nob. non madame Fall nga fi de def ma nob de. waaw oui madame Fall est là. en plus da nga nekk di digal nit ñi